Monsieur Ali Mouhidine Kharadaï, généreux donateur de l'ONG Qatar Charity, mais également président de l'Union mondiale des savants musulmans du Qatar. Monsieur Ali Djenaï, il est le directeur pays de l'ONG Qatar Charity, basé à Dakar. Monsieur Rachid Alaoui, il est expert chargé de l'installation des bureaux de l'ONG Qatari. Monsieur Khalid Abdallah, directeur des relations avec les donateurs. Monsieur le directeur de cabinet, chers collègues, directeurs généraux, administrateurs, coordonnateurs, conseillers techniques, mesdames, messieurs, distingués invités. Nous voilà réunis aujourd'hui dans le cadre d'une cérémonie de grande importance. Une cérémonie qui a fait suite à deux événements majeurs. Premièrement, la visite de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye, au Qatar en octobre 2024, sur invitation des autorités qataries, en vue de tenir des discussions sur les programmes et projets qu'elle met en œuvre dans le cadre de ses missions. À la suite de cette visite de Madame le ministre, une délégation qatari s'est rendue à Dakar, au Sénégal, en avril dernier, pour procéder à la signature d'une convention de partenariat qui avait pour objet d'appuyer le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Famille et des Solidarités à renforcer ses moyens pour l'assistance et la solidarité que le ministère met en œuvre en direction des populations. Aujourd'hui est le troisième acte dans cette direction-là. Et ce qui peut-être constitue pour nous cerise sur le gâteau est que peu de temps après la visite de Madame le ministre et la signature de convention qui lie le gouvernement du Sénégal à travers le ministère de la Famille et des Solidarités à l'ONG Qatar Charity, les engagements qui avaient été pris de part et d'autre ont été entièrement respectés. L'ONG Qatar Charity s'était engagée à appuyer le ministère de la Famille et des Solidarités à apporter une assistance importante, des actions importantes en vue de l'autonomisation économique des familles. Ainsi donc, l'ONG Qatar Charity, dirigée ici par Ali Djenaï, procédera tout à l'heure, sous la présence du généreux donateur Ali Mouhidine Kharadaï, à la remise d'équipements aux bénéficiaires choisis par le ministère de la Famille et des Solidarités à travers l'appui technique de la direction de l'autonomisation économique des femmes. Dans le cadre de cette cérémonie donc, voici comment l'agenda se présente. Tout à l'heure, nous aurons évidemment la traduction de ce que nous sommes en train de dire en arabe par un collègue de l'ONG Qatar Charity, M. Hassan, M. Cheikh Ahmed Sek, qui sera suivi de l'allocution de la représentante des bénéficiaires, Mme Neifa Diop, présidente Natangé Djigéni Yoff. Et à sa suite, nous donnerons la parole à M. Ali Djenaï, M. le directeur général du bureau local de Qatar Charity, qui sera suivi de la projection d'un film sur le programme de Qatar Charity, avant que son Excellence M. Ali Mouhidine Kharadaï
prenne la parole pour nous délivrer son message. Il est le généreux donateur de Qatar Charity. À sa suite, au nom de Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Monsieur le secrétaire général El Hadji Ndoumbou Diouf prendra la parole pour délivrer le message de Madame le ministre à l'endroit de nos hôtes et à l'endroit de l'assistance. Et un peu avant la photo de famille et le point de presse, nous procéderons à une remise symbolique des dons par le secrétaire général et monsieur le donateur de Qatar Charity. Ainsi donc est prévu l'agenda de nos travaux de ce matin. Je passe donc la parole à notre collègue M. Cheikh Baye pour la traduction en arabe et certainement en wolof. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Merci, M. Sam. بشكل موجز أو نقول موسع حسب الوقت سنحاول قدر الإمكان خير ما تفضل به الأخ المتقدم لترحيب بالضيوف وبتبيين ما سبب أن نجتمع اليوم في هذا المكان. فابتدأ تقريبا بالترحيب وبتحية لفضيلة الشيخ الأكبر الشيخ علي محي الدين القرضاقي رئيس اتحاد العلماء المسلمين والمتبرع لهذه المشاريع التي سوف أو سنتقدم بعد هذا الحفل بتوزيع رمزي لبعض المستفيدين لهذه المعدات. سعادة سفير دولة قطر في السنغال السيد يوسف بن شعبان السادة، السيد خالد عبد الله اليافعي مدير العلاقات مع المتبرعين في مكتب قطر خيرية بالدوحة، السيد مولاي رشيد علوي عمري اكسبيرت بيرو خبير مكاتب في قطر الخيرية، والسيد أستاذ علي جماعي مدير مكتب قطر الخيرية في السنغال، ثم السيد الحاج يوبدين سكرتير جنرال أو سكرتير العام للسيدة الوزيرة الذي يقوم مقام الوزير اليوم نظرا لتواجدها خارج السنغال لمهمة، وجالس ينبغون الذي سيمثل الوزيرة وكافة أعضاء السفارة أو الوزارة وكافة أعضاء السفارة وكافة الوفد المرافق لفضيلة الشيخ من دوحة ومن السنغال. سادة المستفيدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فلقد كما بين سيدي المتحدث هذا اللقاء جاء تعبيرا أو تجسيدا لسفر للسيدة الوزيرة في دوحة مؤخرا في شهر أكتوبر، وتلقت مع المسؤولين هناك في دوحة من الحكومة ومن قطر الخيرية لمراجعة بعض الملفات في احتياج المستفيدين في السنغال طبعا، ومن هناك كان هناك التزامات ووعود. فبعدها بقليل كان رجوع الوزير إلى دكار، تقريبا وجدنا وفد من دوحة الممثلة من سكرتير ديتا في الخارجية، كان هنا تقريبا قبل شهر لزيارة السنغال، ثم بعده جاءنا الرئيس التنفيذي سيد يوسف أحمد الكواري الرئيس التنفيذي لمنظمة قطر الخيرية، وتم توقيع اتفاقية مع الوزارة بالتعاون في مجالات مختلفة يحتاج إليها الشعب وخاصة الفئات الضعيفة من هذه الشعوب. ثم بعد ذلك اليوم توقيع الاتفاقية أقصد، جاءنا هذا المتبرع السقي واللامع والجدي، لا أدري كيف أوصفه
بعطائه الكبير لشعب السنغال أو بشعوب المسلمين في العالم، لأنه شخص يتدخل في مساعدة المحتاجين سواء في أفريقيا أو في آسيا. والآن في جولة سينتقل من هنا إلى دولة أخرى مجاورة، ثم إلى دولة أخرى لافتتاح مثل هذه المعدات أو مثل هذه المشاريع التنموية التي تقدم فضيلته بتمويلها. ومن هنا نشكر جد الشكر ونمثل نحن الوزارة خائمين على تقديمه كافة آيات الشكر والتقدير على هذا العمل الجليل الذي قام به للسنغال وللشعوب العالمية بصفة عامة. لا شك كما يقول أنها خطوة هامة نحو تعزيز قدرات أفراد المجتمعات كما تفضل السيد. والمعدات التي نتسلمها ليست فقط لمجرد أدوات مادية، بل هي وسائل لفتح آفاق جديدة أمام المستفيدين لتمكينهم من تحسين ظروفهم المعيشية والمساهمة بفعالية في تنمية مجتمعهم. ومن هنا سوف تجري أعمال المناسبة كما يلي. إن شاء الله سيتناول الكلمة كما قال الآن السيد حسن سيسي سك لتقديم البرنامج، ثم بعده يتفضل أحد المستفيدين أو إحدى المستفيدات اللواتي استفدن من هذه المشاريع، تمثل مجموعة نسائية هذه موجودة، ستتناول كلمة باسم المستفيدين عامة. ثم بعده سننتقل إلى كلمة أستاذ علي جماعي مدير مكتب قطر الخيرية في السنغال. ثم بعده هناك فيلم نعرضه، ثم بعد فيلم الوثائقي لخطر الخيرية مكتب السنغال سيتناول الكلمة السيد الشيخ الفاضل المتبرع الشيخ علي محي الدين القرضاقي رئيس اتحاد العلماء المسلمين الكلمة. ثم بعده يتناول الكلمة ممثل الوزير السيد الحاج جوبو جوف باسم الوزير وباسم الوزارة وباسم رئيس الشعب ممكن أن نقول أيضا. ثم بعده نتختم للتوزيع الرمزي للمعدات، ثم بعد هذا التوزيع الرمزي صورة أسرية أو جماعية مع فضيلة الشيخ والمسؤولين، ثم بوز كافيه، ثم نتفرغ وندعو الله أن نلتقي مرة أخرى في مثل هذه المناسبات التي تفيد المجتمع. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. mbokk yi ci kàddu yu gàtt rek yaakaar naa nous sommes à Dakar, daanaka yaakaar naa du doon jar olof si on était au Saloum là-bas de mon village Mbitène Abdoul danañ gën a soxla olof bi, mais du ñàkk ñu baaxental tuuti rek gan yu tedd lañ ci jiital nga xamante ne mooy cheikh bu mag bi yu suñu kanam mu nekk Cheikh Aliou Mouhidine al-Quradaaqi la tudd. moom li nga xamante ne moom la ñuy joxe fii tey mooy ki nga xamante ne ni moom la yàlla baaxee jaarale ko ci ay loxoom, mu nekk matériel yoo xamante ne yu am solo la yu dimbale nit ñi pour ñu mën a moom seen bopp ci wàllum am boo xam ne dañ ci mën a sukkandiku pour seeni famille wala sax ak seen jegeñaale. mu nekk lu am solo ndax Sénégal soxna la loolu, waaye ñi nga xamante ne ñooy suñu kilifa yi soxla nañ loolu. mu nekk loo xamante ne kon dafa ñëw pour participer ci benn wàll boo xamante ne ñun ñu ngi ci yëngatu, ñu dooleel ñu ci, ñu koy sant bu baax di ko ci gërëm. xam naa su nga xamante ne mooy wax ci tur bénéficiaire yi ñëwee moom kàddu yi mën naa am dana ko mën a jotale ci anam boo xamante ne ñun mën naa am duñ ko man ndax xëy na ci lay gën a placé mu def ko. kooku moo leen jiite, mi ngi ànd ak ku ñuy wax Khalid Abdallah, nekk ki nga xamante ne mooy relation bi nga xamante ne ñi ñuy ooyee ay donateur, ñi nga xamante ne dañoo am seen baax di ko yóbbu ci Qatar Charity, moom mooy gérer seen direction. kooku la àndal ak kii nga xamante ne moom lay jàkkaarloo ni ñu koy wax moom lay Rachid Alawi. Il est un Marocain, il est le gars qui a installé le bureau du Sénégal, mooy toog seen wet bi dend ak monsieur le directeur de cabinet Youssou Djité, mooy ñi nga xamante ne ñoo ànd ñoom ñett liggéey fii, ak ñi nga xamante ne yéen miin ngeen leen. su ma waxee miin ngeen leen maa ngi wax ak waa ministère bi ndax gis nañ ñi ñëpp, waaye yéen ñi ci des nous sommes du Sénégal.
sauf notre directeur, il est sénégalais, Ali Dimaye. Il est sénégalais maintenant, il n'est pas tunisien. قلت لهم هذا المدير المكتب ليس تونسي الآن هو سنغالي مثلنا. léegi ñooy ñi nga xamante ne ñoo ñëw fii ci nu mu gën a gàttee rek loolu moo doon li nga xamante ne moo doon wax ji sëñ Sam bu présenté na leen yaakaar naa li mu wax ci français ñëpp dégg nañ ko moom lañ doon jéem a tënk rek ci arabe ñu dégg ko danañ continuer programme pour bañ a guddal di ñaan yàlla yaa mottali ci jàmm comme ni ñu ko commencé te it lii bañ a nekk commencement boo xam ne fi lay em am yeneen yoo xam ne dana ñëw dañ profité ci occasion bi dalal ki nga xamante ne mooy monsieur Boucar Diouf nekk ki nga xamante ne mooy directeur général de l'action sociale il est là monsieur Ali avec son collègue monsieur Fati mi ngi ànd ñoom ñaar di nuyu mbokk yi fi nekk yëpp ak directeur yëpp daan naan sa nu xayi akana Oustaz Abdel Majid مدير منظمة Human Appel وهو من المغرب موجود معنا ليشارك الحفل نرحب به أيضا monsieur Abdel Majid il est de Human Appel ñu ngi koy souhaité bienvenue moom tamit mi ngi nii toog ànd ak ñu ci jotaay bi kon monsieur Sam ñu war nga yeggali ci programme bi ci la suite. Merci. C'est tellement Cheikh bi c'est tellement bien fait que mënoon nga daanaka àggale rek wax dëgg yàlla wax ci kàddu yi rafet na. Alors, on va donc poursuivre l'agenda et dañuy invité madame Ndeye Fatou Diop mi nga xam ne mooy présidente naataange jigéen ñi Yoff mu ñëw jël kàddu ci turu bénéficiaires yi. وتتناول الكلمة الآن هذه المرأة اسمها ndeye Fatou Diop باسم المستفيدات هي ترأس مجموعة نسوية تعمل في مجال تنمية المستدامة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم di nuyu mbooloo bi Excellence Madame le ministre de la Famille et des Solidarités Madame Maïmouna Dièye, Excellence Monsieur l'ambassadeur, chers responsables de Qatar Charity, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions partenaires, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs les invités, bonjour. maa ngi tàmbali sama wax ji muy wax joo xam ne ci xol la jóge parce que ki tax ñu koy def tey mooy Maïmouna Dièye. Maïmouna Dièye xam na ni jigéen est au cœur du développement waxatuma sax développement local mais développement national voire international. Tey nag maa ngi fii ci turu naataange jigéenu Yoff dont je suis leur présidente mais aussi dama fi nekkal yeneen jigéen ñëpp ñi nga xam ne dañoo jóge de partout au Sénégal ñëw pour bénéficier wu ci programme Qatar Charity. ngeen may permettre nag tuuti rek pour ma wax ci madame Maïmouna Dièye parce que son engagement en faveur des femmes dépasse le discours. buñ fi doon toog di wax waxu Maïmouna Dièye jëfam sur le terrain kon defe naa duñ fi jógee. ma ñëw aussi di wax ni que elle est toujours à l'écoute des femmes. Son impact concret en déroulant le programme du président de la République, à savoir l'horizon 2050, defe naa umpul kenn. Maïmouna mi ngi ci agriculture, Maïmouna mi ngi ci pisciculture, fépp fu ko jigéen ñi woo rek dem na wuyu leen. fépp fu jigéen ñëw fëgg buntam ni que dañoo soxla financement dañoo soxla don dañoo soxla aide defe naa kenn du dugg bureau et rentrer produit man de mësuma ko gis vraiment. di wax aussi loolu su amee comme l'on dit rek peccum liir bu neexee ndey ja dafa téye ca mbaggam. waa Qatar Charity, on ne cessera de vous remercier. Vous qui avez cru en nous, les femmes, pour avoir investi dans nos projets, nos compétences, suñu gëm-gëm ak suñu mën-mën. Partenariat bi duñ ci dellu gannaaw
partenariat bi ngeen di gis ay jigéen yu mën góor partenariat bi ne fait que refléter l'impact du développement des femmes au sein du Sénégal. dafa jotoon ñu am ndimbal dafa jotoon ñu am appui te appui boobu indi ngeen ko ñi leen di jaajëfal di leen wax merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Merci. Aujourd'hui, merci du fond du cœur parce que grâce à ce soutien, nous femmes, nous allons produire, nous allons transformer, nous allons vendre, employer, mais aussi contribuer activement à l'économie locale. Nous allons passer du statut de demandeuse au statut de meneuse. Nous sommes des leaders. Nous sommes des leaders et on va le démontrer, Inch'Allah. Que ça soit ci wàllu mbay mi que ça soit wàllu agricole que ça soit pisciculture lu mënti doon matériel bu ñu jox na leen leer di on va porter ses fruits, on va vous donner des profits que vous allez revenir l'année prochaine, Inch'Allah, pour encourager d'autres femmes, mais aussi pour donner l'espoir à d'autres femmes. Donner de l'espoir à d'autres femmes, c'est juste autonomiser la femme. Et qui autonomise la femme, autonomise tout un pays, autonomise toute une nation. Nous ne cesserons de vous remercier. Merci beaucoup pour ne pas exposer ici dans notre cœur. Merci beaucoup. jërëjëf faqat كانت هذه تأثر إحدى الجمعيات النسوية في السنغال فابتدأت كلمتها كما تقول بقلوب ممتلئة بفرحة وحبور وشعور عميق يتحدث عن هذا أو تعبر عن هذا الشعور نيابة عن كافة المستفيدين والمستفيدات وما تحمله لهم هذه المعدات وهذه المشاريع من فوائد تدر لهم بالدخل وتساعدهم في تحسين ظروفهم المعيشية في الحياة اليومية. ويشكرون جد الشكر لفضيلة الشيخ المتبرع الشيخ علي مهدي الخرافي، كما يشكرون باسم المستفيدين كافة الذين يتعاملون معه في تجسيد هذه المشاريع التي ترجع بالنفع للمجتمع. ثم نرحب بأخينا الفاضل الشيخ أحمد سلام، إحدى أو أحد رجال هذا المضمار الذي نحن نسعى فيه، فقد نفذ مشاريع كثيرة في السنغال بأنواع مختلفة. dañuy souhaité bienvenue rek suñu mag Cheikh Ahmad Salam mi ngi egsi nii léegi ndax waa Qatar Charity doon nañ liggéey moom avant ñu ubbi fii bureau Sénégal. sëñ bi ñu ngi lay dalal ak jàmm. وبعد أن انتقلت بمواقف الوزيرة المشجعة لهذه المجتمعات النسوية وقيامها تجاهها، وشكر أيضا لقطر الخيرية بتدخلاتها في السنغال، وعلى هذا المتبرع الذي جاء بهذه الخيرات عن طريق قطر الخيرية مكتب السنغال. وهؤلاء المستفيدون يرجون أن تكون الاتفاقية التي تم إبرامها مع الوزارة هذه بدايتها تكون بداية مباركة وأن لا تتوقف، ويرجون أن يكون مكتملة مستمرة طوال تواجد قطر الخيرية في السنغال أو طوال الحياة. باختصار شديد هذا ما كانت تتمنه كلمة الأخت التي تفضلت الآن بتناولها باسم المستفيدين. ثم ننتقل الكلمة إلى سيد عمر سامي. Absolutely. Maybe I will have afterward to learn Arabic because my Arabic is not good, but I will pay attention for next time. Voilà, merci beaucoup, Cheikh, pour cette introduction de nos invités qui viennent de nous rejoindre. Nous rappelons également, c'est M. le secrétaire général qui nous demande de le rappeler,
qu'il faudra remercier nos collègues sectoriels qui ont bien voulu faire le déplacement et qui sont avec nous dans la salle. Chers collègues, merci beaucoup d'avoir sacrifié de votre temps pour être avec nous ce matin dans le cadre de cette cérémonie extrêmement importante pour nous. À présent, à la suite de Madame la représentante des bénéficiaires, nous allons écouter le message de M. Ali Diamaye. Ali Diamaye est le directeur général du bureau local de Qatar Charity. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. سأبدأ تحيتي باللغة الفرنسية وبعدين باللغة العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Messieurs et Madame les représentants du ministère de la Famille et des Solidarités, Monsieur le DG de la direction des ONG au sein du ministre de l'Intérieur, Monsieur le directeur général de l'Action sociale, Son Excellence Monsieur l'ambassadeur de Qatar Charity, Son Excellence Monsieur le Dr Cheikh Ali Karadari, représentant des bailleurs de fonds, chers partenaires institutionnels, techniques, distingués invités, chers bénéficiaires, Mesdames et Messieurs, c'est avec un immense honneur en ma qualité de chef de bureau de Qatar Charity Sénégal que je prends la parole aujourd'hui pour marquer le lancement officiel de le ministère de la Famille et des Solidarités. Ce projet s'inscrit dans une vision stratégique globale de Qatar Charity qui vise à promouvoir le développement humain durable à travers 3 axes majeurs. Premièrement, le renforcement des capacités économiques des populations vulnérables. Deuxièmement, la promotion de l'inclusion sociale et financière. Troisièmement, la consolidation des partenaires multisectoriels pour un impact durable. Notre engagement au Sénégal repose sur une collaboration étroite avec l'État à travers ses ministères techniques, mais aussi avec les agences et les ONG locales et internationales, les collectifs territoires et les leaders locaux communautaires. Cette approche intégrée nous permet de répondre de manière cohérente et coordonnée aux défis socio-économiques auxquels font face les populations. Nous remercions chaleureusement Madame la ministre et toute l'équipe du ministre de la Famille et de Solidarité pour son leadership et sa vision, ainsi que Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le Dr Ali Karadari, le représentant des bailleurs de fonds, dont l'appui constant est le socle de la réussite de nos interventions. Ce projet que nous lançons aujourd'hui est bien plus qu'une simple initiative de soutien économique. Il est un levier de transformation sociale
un outil de dignité et un symbole d'espoir pour des centaines de femmes, des jeunes, des familles qui aspirent à une vie meilleure. Chers bénéficiaires, vous êtes au cœur de cette dynamique. Votre engagement, votre créativité et votre résilience sont les véritables moteurs de changement. Nous sommes à vos côtés pour vous accompagner et vous valoriser. Mesdames et messieurs, ce projet est une étape importante, mais il s'inscrit dans une ambition plus large, celle de bâtir ensemble au Sénégal plus solidaire, plus équitable et plus prospère. Je vous remercie de votre attention et vous souhaite un excellent déroulement de ces activités. عفوا أخذت بعض الوقت الإضافي ولكن أريد أن أتحدث شوي. السيدات والسادة، ممثلي وزارة الأسرة والتضامن، السيد مدير إدارة منظمات وزارة الداخلية، السيد مدير عام إدارة التضامن الاجتماعي، سعادة سفير دولة قطر بالسنغال، السيد الدكتور الشيخ الفاضل والبروفيسور العلامة القدير السيد علي القرداغي المتبرع، السادة الشركاء الرسميون والمحليون، السيد الفاضل خالد اليافعي ممثلا لمكتب قطر الخيرية بالدوحة، يشرفني بصفتي تعزيز التنمية الإنسانية المستدامة من خلال 3 محاور رئيسية. أولها تعزيز القدرات الاقتصادية للفئات الهشة، دعم الإدماج الاجتماعي والمالي، وترسيخ الشراكات متعددة القطاعات لتحقيق أثر مستدام. إن التزامنا في السنغال يقوم على شراكة وثيقة مع الدولة من خلال وزاراتها الفنية وكذلك وكالات والمنظمات غير الحكومية والمحلية والسلطات المحلية والقادة المجتمعيين المحليين، وتتيح لنا هذه المقاربة المتكاملة الاستجابة بشكل منسق وفعال للتحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجهها المجتمعات. نتقدم بجزيل الشكر لمعالي وزيرة الأسرة والتضامن على تعاونها ودعمها، كما نعبر عن امتناننا العميق للجهة المانحة على دعمها المتواصل وثقتها التي كانت حجر الأساس في إنجاح تدخلاتنا. إن هذا المشروع ليس مجرد مبادرة اقتصادية، بل هو رافعة للتحول الاجتماعي وأداة للكرامة ورمز للأمل لمئات النساء والشباب والأسر التي تطمح إلى مستقبل أفضل. أعزائي المستفيدين، أو أخص أعزائي المستفيدات، لأن هذا المشروع يتوجه خصيصا هذه المرة للمجموعات النسائية بالأساس. فهذه ونحن في إطار الأسرة والتضامن، فدعم المرأة دعم كل المجتمع، لأن المرأة هي نصف المجتمع وهي تقريبا كله في البيت، تحرص على كل شيء أن يكون تحت إشرافها وتحت تدبيرها، فهي توفر لأهلها الضمان والأمان. أنتم في صميم هذه الديناميكية التي أنتم في صميم هذه الديناميكية. إن التزامكم وإبداعكم وصمودكم
هي المحركات الحقيقية للتغيير، ونحن هنا إلى جانبكم لنرافقكم وندعمكم ونبرز قدراتكم. نشكركم كثيرا على هذا الحضور، ونتمنى نجاح تنفيذ هذا المشروع بصفة متشاركة بين كل الأطراف. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ci kàddu yu gàtt rek yoroon na ko loolu ndax comme li ma waxoon ci commencement bi ak monsieur Samb li nga waxoon rek dafa ñëw ci anam bu gàtt rek ci li ñu dajale fii tey mu ne mu mel ni dafa nekk gisuñu ONG Qatar Charity bu mag bi nga xamante ne moo nekk Doha ci doxalinam bi ñuy wax plan stratégique ci maanaam gunge ñi nga xamante ne nii ñooy jamono ji gunge jeunesse bi gunge ñi nga xamante ne seen doole demeewul noonu waaye gunge ñi nga xamante ne dañu soxla ci lu leen mën a may tuuti ñu mën a góorgóorlu ci am loo xamante ne danañ ci mën a jàpp ci seen doxalin ci seen dund mu nekk loo xamante ne ni nag dafa ñëw rek ci cadre boo xamante ne ñu ngi am ci diggante ministère bi ak Qatar Charity Bureau du Sénégal ci convention boo xamante ne signé nañ ko yàggul dara yàgg c'est là presque moins de 2 semaines ñu ñëw fii tey ànd ak Cheikh Al Kabir Cheikh Ali Mouhidine al Quradax yi nga xam ne jaa'ana al yawma li yushrifa ala intilaqati al mashari' li tamkin al iqtisadi wa tanzil al ittifaq ma wazara fi Sénégal loolu li nga xamante ne mooy ñëwam tey mooy cheikh bi nga xamante ne mooy donateur bi dafa ñëw tey rek pour bokk ak ñun lancement bi nga xamante ne mooy projet d'autonomisation économique yi nga xamante ne ni moom moo ko joxe mu war a ko commencer à partir d'aujourd'hui nag jéem a seet les bénéficiaires ñu ci mën a jotee yéen ñi nga xamante ne yéenay bénéficiaires yi mu ne seen taxawaay nekk na loo xamante ne nii lu ràññeeku la ay jàmbaar ngeen da ngeen di góorgóorlu kon gunge leen ci genre yu mel nii dana nekk loo xamante ne nii dana am solo lool ci taxawu leen ba ngeen mën a yeggali li nga xamante ne mooy seen i projet ak seen i yëngatu mën a doxal tuuti loo xamante ne ci wàllum économie dana jëmee li nga xamante ne mooy askan bi kanam ci gàttal daal loolu mooy kàddu yi nga xamante ne indi woon ko ki nga xamante ne mooy directeur arrondissement yi di directeur Qatar Charity Bureau du Sénégal kon ñu delloo kàddu gi monsieur Constant bi ñëw ci suñu programme. Merci beaucoup, Cheikh, ci leeral bi. Alors, la bonne nouvelle, c'est que vous allez prendre connaissance de cet appui, de cette assistance que nous apporte l'ONG Qatar Charity. En quoi est-ce qu'il consiste cet appui? Eh bien, il y a des poulaillers, on va vous présenter tout à l'heure dans la projection que nous allons montrer. Il y a également des pirogues de pêche, pêche du jour, m'a-t-on dit, que les femmes également peuvent faire. Et ce sera tout à l'heure remis symboliquement à Khadidao. Mais il y a également du matériel de restauration. En réalité, un restaurant ou des restaurants clés en main, où la restauratrice trouve tout ce qu'il lui faut pour travailler. Et les cuissons, les gaziniers, et les ingrédients, etc., etc. Tout ce qu'un restaurant moderne devrait comprendre et équiper et mis à disposition dans ces restaurants-là. Il y a aussi des boutiques clés en main, et des échantillons sont derrière vous, comme il y a également des motos tricycles, mais il y a également des fabriques de glace et du matériel de menuiserie. C'est tout ça que le film que nous allons vous proposer tout à l'heure va certainement vous présenter, et nous allons demander à la régie, aux techniciens de Qatar Charity de bien vouloir lancer le film s'il est prêt. Le film dure 5 minutes. D'accord, très bien. D'accord. Un film de 5 minutes donc sur la présentation de Qatar Charity et de l'assistance qu'elle apporte aux populations.
Inch'Allah,